jaa ngeen jëf ñu dikk ak yéen ci li fi gën a fas ci xibaar digg bëccëg yi ci bopp xibaar yi président Macky Sall nekkoon visioconférence ak yeneen njiitu réew yi Afrique yi jëm nag ci ëllëgu Afrique naka la war a taxawee si àddina bi bu ñu génnee ci li nga xam ne moom moo di mbas mi di Covid 19 loolu yëpp kon waxtaan nañ ko ci diir bu yàgg ci diggante njiitu réew mi ak yeneen njiitu réew yi nekk ci Afrique. càmbaru bésu tey bi ci test yi ñu def nag junni ak ñeent fukk ak ñaar juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo di ay cas positif ñett fukk ak ñett contact fukk ak ñeenti cas communautaire yi ngeen ci dégg Aloyse Waly Diouf bu porte-parole bu ministre de la santé doon def saytu bés bi. lii nag jëm ci wàllu ubbite l'école bi ci ñaar fan ci weeru juin ci ñi nga xam ne ñu nekk ci classe d'examen defoon nañ nag benn réunion CRD taxawal dispositif bi nga xam ne nag moom mooy gunge élèves yi jëm ci loolu. bismillah dal nag jàmm ci xibaari digg bëccëg gi di ko doore ak njiitu réew mi le président de la république son excellence monsieur Macky Sall nekkoon en vision conférence ak yeneen naataango mi chef d'état yi doon waxtaane nag li jëm ci wàllu ëllëg nag ak Afrique bu ñu génnee ci li nga xam ne moomu di mbas bi di Covid 19 ci wàllu koom-koom ak ci fànn yëpp ñu teewlu si Omar Ñinga. ay kàddu yu am solo jib ci waxtaan bi nga xamante ni juróomi chef d'état yu Afrique ñoo ko seq bokk ci président Macky Sall li ko wund nag moom mooy taxawaay bu am solo bi Afrique taxaw ci Covid 19 bi ñi ko organiser nag di New York Forum Institute kuréel gi woo njiitu réew yi ngir rek ñu indi seen xalaat ci naka la ñu war a taxawee ci ëllëgu Covid 19 bi rawatina ci wàllu koom njiitu réew nag bi mu jëlee kàddu wax ne li mu waxoon rek fan yële ñu génn moom lay feddali maanaam nouvel ordre mondial boo xamante ni li mu ci jublu moom mooy solidarité maanaam bàyyante xel boo xamante ni dafa war a am ci adduna bi dalee ko ci Covid 19 bi ndax gis nañ ne Covid bi mu ñëwee xoolul dëkk bu am doole ak bu néew doole ñëpp la ànd jaaxal ba tax kon ñu war a ci tirer ay leçons yu am solo waral moom muy woote ngir rek ñëpp war a ànd bàyyante xel su ko defee adduna bi mën ci génn ci noonu tamit la waxee jëm ci wàllu det bi mu wax ne du yelwaan bor bi nga xamante ni Afrique seq na ko ak yeneen réew yi nga xamante ni ñoom ñooy réew yi am doole yi dafa war a nekk loo xamante ni dañ ko war a xoolaat ndax gis nañ ne Afrique am na liggéey bu am solo biñ fiy def te loolu dafa war a méngoo ak li nga xamante ni moom la ñu war a am ci wàllu koomu adduna bi. beneen poñ amal nañ ko ci waxtaan bi mooy jëm rek ci ëllëgu gone yi maanaam ci éducation bi foofu tamit njiitu réew mi wax ne avenir bi mooy formation professionnelle ak scientifique loolu nag muy xalaat boo xamante ni bokk na ko ak naataangoom yi ba tax muy fàttali ni fii ci Sénégal am na politique bu am solo boo xamante ni ñu ngi ko fiy def ngir rek soppi xar kanamu njàng mi ba yóbbu ko loolu nag jëm ci gën a jox doole formation scientifique ak formation professionnelle yokk na ci tamit financement yi am solo yi nga xamante ni DER mi ngi koy jox ndaw ñi su ko defee ñu mën a teg seeni projet ngir jublu seeni ëllëg. panel bi kon am solo lool njiitu réew yi ànd ci ak naataangoom wax ni jot na Afrique ñu bàyyi ko xel te Covid 19 bi dafa wane ni jamono ji kenn waratul xeeb kenn ndax feebar bi ñëpp la ànd jaaxal te loolu dañ ci war a am jàngat bu am solo. jërëjëf Oumar Ñing situation bésu tey bi nag jëm ci mbas mi di coronavirus test yi ñu def nag ci junni ak ñeent fukk ak ñaar juróom-ñeent fukki ak juróom-ñaari ñoo ñëw nekk positif juróom-ñett fukki ak ñett ay cas contact la fukk ak ñeent di ay cas communautaire ñu déglu si Aloyse Waly Diouf di porte-parole bu ministre de la santé et de l'action sociale. tey bésu mercredi 20 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak ñeent fukk ak ñaari test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam juróom-ñett fukk ak ñetti cas contact fukk ak ñeenti cas communautaire ñaar ci Sacré-Cœur ñaar Benn Tali ñaar ci Guédiawaye ñaar ci Touba
benn ci HLM Grand Yoff benn ci Parcelles Assainies benn ci Wakam benn ci Bel Air benn ci Kër Massar ak benn ci Yëmbal juróom fukk ak ñetti si ñu nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom-ñeenti cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ci hôpitaux yi ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am woññi nañu 2,2 téeméer ak fukk ak ñeenti cas 1 téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn wër nañ ci fanweer ñoo ci ñàkk seen bakkan mu des 1 téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe. Aloyse Waly Diouf doon def situation bésu tey bi Institut Pasteur bu Dakar nag weddina ay tuuma yu bari yoo xam ne dañ ko tegoon ci kawam lu jëm ci test yeeg ak yeneen loolu nag kon ki nga xam ne moom moo di ki woon docteur Alpha Sall dellusiwaat na ci liggéey bi nga xam ne Institut Pasteur mi ngi koy def te di ko jaarale ci yoon Aram Ndaw. Institut Pasteur bu Ndakaaru bi mbas mi duggee Sénégal ak léegi lim def ci test ëpp na 1,000 ak ñett hôpital Fann test yi nga xam ne nag def nañ ko fa yàggul dara indi woon ay jiixi jaaxa Institut Pasteur nag di ci indi ay leeral. Institut Pasteur dañ koy indil prélèvement mu ànd ak benn fiche boo xam ne bii dafay am ay information bu nu gisee bi nu commencé di liggéey ci prélèvement yi ñu gis ni que fiche yi yi mu àndal information bi fi nekkoon dëpp loon ak li ñu doon gis. donc kii yore loolu woo ka nekk Fann ni ko dafa bëggoon ñu prélever waatal ko ña fa nekk indil ko information yu baax yi ba mu leen ban ko prélever waatee indi information yi ñu defaat test bi négatif. Institut Pasteur déedéet mosul wax ni ñooñu doon positif comme li ma wax rek ñun positif toujours ministère lañ koy jébbal mosuñu wax ministère ni lii dafa positif pour mu jox ko kenn. Institut Pasteur fondation la boo xam ne ut koppar taxu koo jóg. yooyu lay leeral mi ngi tukkee ci ki nga xam ne moom mooy njiit li gannaaw rek ba muy tontu ci laaj bi nga xam ne jëm na ci test yooyu le ñaata lay dikkee. test bi bu nu xoolee bu nu xaymaa li muy jar mën na ni 10,000 bu manqué tuuti lay test bi di jar bu nu ci defee yëpp waaye test bi amul kenn ku ñu koy fayu parce que loolu mooy suñu wàll ci liggéey bi li nu mën a wax mooy nguur gi bi feebar bi duggee si réew mi. dañu def benn plan bu naan plan de préparation boo xam ne bi dañu xool xeex feebar bi dañ lay jël ñi war a ànd ñi war a def communication ñi war a dem ci wàllu faj ku nekk indi li nga xam ne yaakaar naa ne buñ la ko joxee nga mën a avancer si liggéey bi pour ñu fagaru ci wàllu woowu Institut Pasteur am na lu ko nguur bi jox ci fan yële ci gannaaw ministre bi sax wax na si bi ñuy def 2 weeru feebar bi ñu effectivement jox nañu ay frais de fonctionnement Institut Pasteur yoo xam ne ci ay anam yu néew dinañ ko discuter leeral ko askan bi gannaaw loolu Institut Pasteur daf si dugal koom-koom boppam parce que loolu mooy mission am. ñu gis ne am na ci ay malade yoo xam ne naam bëriwul dañoo wër ba noppi daal di daanuwaat loolu it laaj bi di lan moo ko waral. xaw a raar la nag loo xam ne dinañ gis koo xam dafa feebar ba ñu dugal ko hôpital ba mu génn parce que dañuy gis ni doomu jàngoro bi si li ñuy gis dafay dem da ba mel ni nekkatul si yaram bi boobu dañ lay libéré li ñu gis nag mooy léeg-léeg si ñuy libéré am na ñenn ñoo xam bu ñu demee ba ci diir dañuy gis ni doomu jàngoro bi ñëwaat na loolu ñaar moo ko mën a indi benn mooy nit ki dañ ko wàllaat ñaar mooy doomu jàngoro bi nekkoon si yaramam moo génnaat ci liñ ci xam nag Sénégal benn wala ñaar xam naa moo ci am benn daal wóor na ma ñaar la bi des na ma wóor mais dëkk yi ñu xam yi am loolu ci ñu gis ko mën na ni cas yi dafa raar te ñoom ci gëstu yi li mu leen joxagum mooy feebar bi nekk sa yaram mooy génnaat. Institut Pasteur bokk na ci liñ koy laaj ndax rek noppi na lëkkaloo ak yeneen institut yi nga xam ne ñoom it dañuy def ay test. dafa am ni
lépp luy wàllu prélèvement comme dafa yor doomu jàngoro boo xam ne bii nit mën na ko jëfandikoo si anam yoo xam ne du gën dafa nekk loo xam ne dafa ay sart yoo xam ni moo ko lal sart yooyu képp ku ko respecté fas yéene jël souche yooyu jublu si loo xam ne lii Institut Pasteur si liñ ko sant si liggéey bi wala si nguur bi bëgg la mu ñu ko waxtaanee bu dee wóor na ne liñ ko fi ñu ko jëmale fu baax la ñun amuñu ci benn problème. Institut Pasteur bu Ndakaaru ne gisul beneen noon bu dul rek Covid-19 bi nga xam ne ñëpp war a jàpp ci xeex bi moo tax muy xamle ne ci la nekk àndandoo ci ak kilifa yi. lu jëm ci wàllu jàng mi ak élèves yi war a tàmbali nag cours yi nekk ci classe d'examen kon ci ñaari fan ci weeru juin ki nga xam ne moo di jëwriñ ji de Mamadou Talla signé na benn convention ak agence coréenne internationale KOICA ñu war a tàmbaliwaat liggéey ba nga xam ne imprimerie bu ministère de l'éducation mi ngi koy def gën a yokk kon tirage am Massamba Thiane. li ñuy sifi nii ci bureau Mamadou Talla bi nag dafa aju ci li nga xam ne mooy imprimen muy mbir moo xam ne mii moom la ñu teg ci ministère de l'éducation nationale ngir di mën a tirer ay livres ki téere loole nag ki ci amal jàppandal muy agence coréenne de coopération ñu naan ko KOICA. tey nag li ñu doon signé mooy benn convention la boobu ñoom ñu ne sous forme de don dinañ si defaat encore $350,000 pour que ñu mën a réparer machines yi en panne pour que ñu mën a former ñeneen ñi pour que après pendant les 2 ans ñoom ñu toog fii ak ñun ko imprimer mu ñu fonctionner. kon li nga xam ne moom la ñu xaatim bokk na ci li nga xam ne wax nañ ne dina tax lii di imprimer bi gën a mën a dox bu baax financement la boo xam ne bii nag ministère éducation nationale jot na ko ci jamono yi nga xam ne soxla na ko lool ndax ku ne xam na ni li nga xam ne mooy xeex mbas mi njàng mi daf ci am barab yoo xam ne yi foofee internet wala télé yegguñu fa te xale yi dañ leen a war a tiireel ay téere ñu mën koo jàng. si Covid bi ñu ngi nii di yónni ay fascicule di def ay imprimer di envoyer partout si gox-goxaan yi donc li suñu amoon mu nekk suñu outil dañu nekk indépendant donc vraiment maa ngi leen di remercier di leen encourager di wax nekk encore coopération bi dina continuer entre ñoom ak ñun. ginnaaw ba ñu ko daloo ba léegi nag imprimer ñu jàpp rek ni daanaka 4 millions ci ay téere mool nañu ko fii tey tamit yëpp dañ ko dugal ci biir système éducatif bi ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk yi tamit nee nañu fas nañ cee yéene amal lu toll ci 50 liggéeykat yoo xam ne yi dañ ci mën a daan seen doole tey tamit loolee doon na lu bokk ci lu soxla réew mi. dañuy des ak jawriñ ji di Mamadou Talla kii di naataangoom bi di Moustapha Diop yore lépp lu jëm ci wàllu industrie moom nag jébal na ko ay masque yu bari yoo xam ne APROSI yi def nañ ko ngir nag gunge élèves yi nga xam ne kon war nañ tàmbali njàng mi ci ñaari fan ci weeru juin ñu àndi ci ak Mama Moussa Niang. ay masque barrière ay masque pour baare coronavirus bi nga xam ne lëmbee na réewu Sénégal ak àddina bi lii wane ni nag lu takku la ci ay masque mooy oto bu ndaw bii ngeen di gis jàppante na lu bare. te nag ñu jël lu tollook 800 junni ak 50 ak benn masque jébbal ko tey ministre de l'éducation nationale pour mu jox ko élèves yi nga xam ne dañu war a nekk tey en classe d'examen. bëgg rek xale yi bu ñuy jàngi ñu jàngi ci jàmm ak salaam ak ci kaaraange. maa ngi remercier sama xarit et collègue Moustapha Diop moo xam ne tey ministère de l'industrie moo ñëw jox ñu 800 junni ak lu teg ci ay masque moom la waxoon te moom la def te nee na day commencer rek tey lay commencer. ñaari jëwriñ yi nag rafetlu bu baax a baax lii nga xam ni seen ñaari ministère ñoo ko séq di wane rek ni gouvernement bi ku ci ne yaa ngi jàppale sa moroom ci ni nga ko mënee ci xeexum coronavirus. tey nag ma am mbégte mu rëy di jox ci di remettre tey lu masque à mon frère le ministre de l'éducation nationale pour mu mën koo jébbal xale yu Sénégal yëpp nekk surtout en classe yi nekk en classe d'examen nga xam ne tey toll nañ pratiquement ci 551 000 élèves. rafetlu li ma gis fii ay jeunes sénégalais ñoo koy liggéey ay entrepreneurs sénégalais donc liñ ko wax moom na développer le tissu industriel dans le plan Sénégal émergent axe 2 c'est le capital humain mooy ñun donc mun naa wax ne tey moom il nous a accompagnés. yeneen yi masque ngi nii ñu ngi leen di xaarandiku du yàgg ñoom waa ministère de l'éducation nationale ndax wax nañu ne képp ku nekk ci bérébu jàngukaay yi rek bëgg nañu jox la ci jumtukaay yi nga mën a aar sa bopp bu baax a baax ci xeexum coronavirus.
ci delluwaat ci l'école yooyu la def nañ ci ab CRD ndaje boo xam ne nag dañuy taxawal wane dispositif bi nga xam ne kon indi nañ ko ngir rek gunge élèves yi ak tamit jàngalekat yi ngir ñu mën a jeexal at mi Ousmane Doy. toog daje bi tamit dafa undu lu am solo loo xam ni fii ak weer bi di ñëw di mois de juin ñaari fan lii di école yi danañ ubbiwaat seeni buntu ginnaaw ko xeex bi ñuy xeex lii di mbas mi ñi ngi ci ba tax ne waxtaan bi tamit ñi ko amaloon mooy ñi ŋànk njàngale mi ci biir Dakar toog ak ki nga xam ni mooy gouverneuru Dakar ak ñi nga xam ni ñoom ñooy ay naataangoom ñu waxtaan ci naka lañ nar a doxalee ubbite googu ba taxawaay bi du am benn rëq-rëq ci xeex bi ñuy xeex lii di corona. classe bu nekk warul a dépasser ñaar fukki élèves te élève bu ne dafa war a toog ci benn table te diggante ñaari élèves war na am gën ngaa tuuti 1,50 m distance. protocole bi tamit daf ne bu ñu jaay ay lekk ci école bi ak li ko wër protocole bi nee na war nañu désinfecter école yi service d'hygiène. mais même école yi sax bu ñu leen mënee jox ay jumtuwaay ay pompe manuelle yu simple yoo xam ne ñoom dinañ mën a désinfecter seen bopp mais protocole bi nee na dañu war a porter ay masque protocole bi nee na dañu war a am lave-mains fépp protocole bi nee na balaa ñuy dugg ci école yi dañu war a thermoflasher élèves yeeg enseignants yi protocole bi tamit nee na il faudrait vraiment que kenn ku nekk muy parent d'élève bi ci wàllum transport bi daal ñu fexe ba xale yi duñu jaxasoo. ñii di ñi nga xam ni ñoo ŋànk mbirum jàngale mi fii ci Dakar di Pikine Rufisque ba ca Géejawaay seeni wax lenn la taxawaay yi nañ ko gën a taxawal ci xale yi nga xam ni ñooy dorte loolu ci ñaari fan ci weer wii di ñëw te li nga xam ni moom la ñuy taxaw ngir mën a xeex lii di corona ñu am ko. waxtaan bi nag bi ñu defee ñëpp jël kàddu waaye rafetlu nañu li nga xam ne mooy plan de reprise bi. ak mesures yi nga xam ne mooy accompagner ce plan de reprise mooy que déjà incha allah danañu fexe ba école yëpp sell ba fa war a am fa cet ak sell ci wàllu déjà désinfection ci école yi mais également nettoyer école yi. ensuite heure de cours yi xool nañ ko ba am ci lu ñu d'accord aussi bien pour élémentaire bi que pour le moyen secondaire. ensuite li nga xam ni mooy matériel bu war a accompagner ouverture bi waxtaan nañ ci ba xam nu mu toll bu soobee yàlla am nañu ay garantie yu wóor ni dinañu ko satisfaire lenn li état bi au niveau central li ci des action collectivité territoriale yi. daje bi nga xam ni moom la gouverneur bu Dakar am ak ñii nga xam ni ñoo ŋànk wàllu jàngale bi ci biir Ndakaaru taxawaay bi rek du lenn lu dul lii di ñaari fan ci weer wii di ñëw ñu ubbi école yi ba ñi nga xam ni ñoo nekk ci classe examen yi mën a door li nga xam ni moom lañ tàmbali woon te xeex bi tamit continuer ci biir école yi te waxtaan bi tamit gën a sori tamit ba ñi ci des topp ci ba lépp nekk lu ñuy def. taxaw ko ba fàggu li nga xam ni mooy mbas mi rawatina yàqute yi mu indi ci wàllu koom waxatuñu dara ci njàngu xale yi ba lépp ñu fàggu ko ci taxaw temm rek ba lépp lu ñu digle ñu topp loolu. buñ demee ca Ziguinchor nag mbas mi moom tamit gàllankoor na liggéey ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu artisanat ak tourisme foofu tamit ba tax na ñu ngi ñaan nguur gi gën leen jàppale bu baax Abdoulaye Sinkara demoon na fa seeti leen. fii ci rue de commerce Mouss dem na ba fu mu toll nii dafa bokk ci décor bi Moustapha Sarr di turam bi mu nekkee ci artisanat d'art ak léegi war na tolloo ak ñaar fukki at. Y a rien quoi, y a rien. On travaille pour travailler parce qu'il faut bouger, il faut travailler, il faut faire quelque chose, voilà. Donc dañuy liggéey. Il faut que ñu fomp affaire yi, il faut que ñu entretenir ko, voilà. Tous les jours je le fais. ci Carrefour bi nga xam ni ay hôtel ñoo ko wër Mouss daan na profito bu baax ci jaar bu fi touriste yi doon jaar waaye ak feebaru coronavirus loolu lépp amatul. ñun suñu liggéey pratiquement suñu produit tubaab yi ñoo koy gën a faral di consommer donc maladie bi bu mu ñëwee affaire bi jeex na amatuñu client amatuñu dara. des fois léeg-léeg sax dañuy vendre à perte. oui des fois il faut vendre à perte. pour pouvoir, voilà, ne serait-ce pour avoir de quoi se nourrir, voilà, disons dans la semaine. Voilà. Auparavant, je ne pouvais pas rester un jour sans vendre. Hein. Le minimum, je faisais 10 000 francs jour, le minimum.
village artisanal fi mu toll nii dafa wéet ñu bëri ci artisans yi dañu tëj seen place ñi xëy si tam dañuy obligé di teel a wàcc. fii la jeunesse est majoritaire te ñoom ñooy avenir u village artisanal bi ce sont des mariés de 2 ou 3 enfants kenn ku ci nekk li ngay forokus néew suñ toogee fa bi nga mën a for dara sax loo yóbbul kër ga mais sudul loolu à 14 heures soo xëysee fii 10 heures 14 heures ñun la génnal ci biti fooy jëlee ci dépasse. te depuis bu liy dugg ces villages artisanal benn kenn joxeetul li nga xamante ne say waajur wala soit say doom dinañ ci dund ndax lan heure bu ñu la jox bi de un dafa gàtt benn bu fekkante ne sax amoon nga temps bu doy laay wax nu mu tuuti sa benn rakk dina jógee fële ne la saa waay teel lii nag nga njëriñoo ko quoi. fu muy mujjee. xanaa dundin lu métti rek ndaxte da ngay toog doo gis dara man temps yi pass sax damaa tëjoon sama place def naa lu ay 2 semaines kër ga yoo xam ne xëy si wu ndax da ngay xëy si toog ba ngoon doo gis kenn ku leen di ñaata frontière yaa ngi tëj hôtel yaa ngi tëj doo gis dara. daanaka suñu njaay mi njaayum tourisme la te daanaka depuis ñu tëj frontières yi benn touriste amatul waaw depuis boobu ba léegi suñuy mbir moom vraiment xanaa mbirum suñu borom. mais vraiment taxaw na trop parce que liggéey bi moom doxatul. ci xaar bi ñuy xaar crise bi jàll muus moom fi mu toll day xëy si ndax mënul toog te deful dara. jërëjëf Abdoulaye Sinkare Banque mondiale nag jàppale nguuru Sénégal ba tey lu jëm ci mbirum artisanat boobule ba tax na génn na ci 2 milliards ngir jàppale ko ñëpp ñoo xam ne kon dañuy yëngatu ci secteur boobule Fanta Badji. artisanat bokk na ci secteur yi gën a loru ci mbas mi teewul ñi ci yëngu dugal nañ seen loxo ci mbir mi ñi yëngu ci wàllu ñaw jagal nañu lu toll ci 2,7 fukki junniy masque ci million bi nguur gi commandé. ñu ne nag lu tax duñu liggéey ak sunu artisan tailleur yi ñu defar ay masque barrière yu mucc ayib yoo xam ni dinañ ko mën a mettre à la disposition de la population ci noonu le projet wu opération million de masques juddoo. ñu defar ay échantillons yóbbu ko ministère de la santé liggéey ci ak association sénégalaise de normalisation ba ñu ne ñu masques yi baax na pour protéger population bi. pàcc bu njëkk bi ñi ko jagal di artisan couturier yi nekk fii ci Ndakaaru li des ñu koy xaarandi ci fan yu néew nar a jóge ci diwaan yi. ministre nag insisté woon bu baax pour que projet bi bañ a yem rek Dakar donc chambre des métiers yi ñu jox leen ci pratiquement 420 000 masques ci 1 million bi 420 000 yi c'est-à-dire 30 000 masques ci région bu nekk pour ñu mun ko produire. li waral mu mujj antu financement banque mondiale bi nga xam ne dafay ñëw dooleel programme nguur gi bu fas yéenee gunge ñi di liggéeykat yi nga xam ne mbas mi dafa am jeexital ci seen wàllu koom. banque mondiale jàppale ñu ci pour production 1 million de masques bi à hauteur de 400 millions pour ñu mun ko defar. ñu banque mondiale jàppale ñu ba nga xam ni pratiquement bépp artisan buy liggéey ci affaire masque yi ci programme bi ñu jàppale la ci ay gel madar eau de javel pour que bërëb bi ngay liggéeyee masque yi mën a doon bërëb bu mucc ayib ci wàllu set. jamono ji jëwriñ jee ngi liggéey ci ay matuwaay ngir gunge ñi di artisan yi bu fi mbas mi jógee. ndax bu fi Covid bi jógee it dina fi bàyyi ndóol boo xam ni. vraiment dinañu war a mun a toog xool naka la ñuy jàppalee ñooñu moo xam ci wàllu bois bi la moo xam ci beneen wàll loolu nag maa ngi ci liggéey ci turu projet mobilier national ak waa DER pour ñu xool bu ñu paree naka la ñuy defaree accompagner artisans yi pour ñu teg ay cluster boo xoolee masque manqué na ci dëkk yi ñuy wax dëkk yu développé yi ay blouse médicale manqué na fa te loolu je crois que bu ñu jàppalee sunu artisans yi war nañ ko mën a defar au Sénégal ba tax na ñuy xalaat naka la ñuy defaree benn cluster boo xam ni tout ce qui est matériel médical wala matériel spécifique ci lañ leen di gunge pour ñu mun ci def ay unités soit industrielle semi-industrielle ou artisanale mën naa ci lim blouse médicale yi mën naa ci lim lits d'hôpitaux yi loolu yëpp sunu artisans yi mën nañ ko defar. yeneen pàcc yi yëngu ci wàllu artisanat nga xam ne ñoom taxawuñu ci xeex mbas mi bu lii lépp jàllee ministère bi dana leen toppatoo.
ñu jeexalee xibaar digg bëccëg ak digle yu jëm si wàllu koor gi xam ne nag léegi mu daal di jeex ba tax na naka la ñuy tàmbalaatee suñu yaram nag yeneen lekk yi ngir nag organisme bi mën a tàmbaliwaat def liggéeyam ngir yaram bi nekk ci condition yu baax dañuy def lu dul déglu si docteur Keba Tamba ci micro Kumba Jaxate Maax. def na presque bientôt weer. yow sa bopp booy seetloo booy yéeg li ngay yéeg sax won na la ni koor lu baax rek la bu ñu génnee si koor gi tam ngir yàlla ku nekk na nga delluwaat xam luy njëriñu lekk pour faj sa bopp la lekk du pour gaañ sa bopp donc li ngay war a defaat tam bu koor gi jeexee na doon loo xam ne li lay jàppale si sa biir sa wér-gu-yaram mooy lan na nga continuer di lekk ñam yoo xam ne moom mooy jàppale sa yaram na nga continuer tam di moytu di sol sa yaram loo xam ne attanu ko parce que lekk yu bëri amul benn njëriñ du lu gaañ sa bopp lekk daal wala ñam dafa war a faj waaye ñam warul gaañ nit te ñun tey boo seetloo ñam yu ñu gën a lekk mooy ñam yoo xam ne dafa ñu gaañ nañu moytu daal ñam yooyu yokk loo xam ne moom moo ñuy faj mooy lan na fruit yi gën a bëri na légumes yi gën a bëri si lu ñuy lekk loolu daal mooy ngënal boo xam ne bu ko ñëpp defee ngir yàlla incha allah yàlla dinañ jàppale te booy seetlu tey ñu ngi wax tey virus bi mais lépp luy ngënal liñ ci gën a wax mooy lan est-ce que sa yaram am na kattan pour mën a xeex ak jàngoro yi génn si biti yaram bi nag pour mu am kattan boobu yow yaa koy tabax yaa koy jàppale si lan lépp loo xam ne war na la pour yow nga mën a jox sa yaram kattan bu mu mën a xeex bépp doomu jàngoro loolu moom si yow la des te si sa lekk daal lay jëkk. voilà kon may ngi noonu mbokk yi njaa ngeen jëf li ma fi nekkoon xibaar digg bëccëg yi ñu leen di ñaanal kenn du jàmm.